mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu niki tey ci dimanche bi ñu fas yéene ko àndaat ak yéen ci seen émission waxtaanu dibéer Mamadou Fall moo fare ci kaddu gi niki tey nag ñu fas yéene ci ànd ak ancien député Abdou Sané moom nag dafa bokk ci ba kuréel gi nga xamante ne taxawal nañu ko jëm nag ci xeex ci lépp lu jëm ci wàllum exploitation zircon ba fale ci Casamance naka noonu itam day yëngu ci wàllum politique ci biir waxtaan wi yaakaar naa lépp dina ci leer laata ñuy xuus dañ ko jox kaddu gi mu nekk askan wi asalaamaaleykum honorable député. waaleykum salaam maa ngi nuyu seen waa rédaction di nuyu auditeurs yi kenn ku ne ci turam ak santam. ngir askan wi nga xamante ne ñooy teewlu jamono ji tembe émission bi gën a xam tey ku ñu dalal mooy kan dañ lay bàyyi nga gën a xuus ci présentation bi nga wax ñu tey ci tënk rek honorable député Abdou Sané mooy kan. voilà donc tey sama ñëw bi dama ñëw ci benn angle bu leer mooy dama bokk ci ñoo xam ne ñoo nag di xeex. projet exploitation bu zircon bi am Casamance man géographie laa jàng bi ma paree jàng sama géographie ma def concours d'entrée institut des sciences de l'environnement def fa sama 3e cycle bi ma génnee boobu ba léegi ci affaire environnement rek laay liggéey loolu mooy présentation boo xam ne moo méngoo ak sama ñëw bu tey bi. ci la ñuy fas yéene kon ubbi bunt bi ci waxtaan wi mooy wàllu exploitation zircon bu Casamance yéen da ngeen taxawal kuréel ngeen fas yéene ci lànk laata ñuy sóobu sax ci lan moo waral ngeen fas yéene ci lànk mais ñi xam ñooy teewlu émission bi bu ñu bëggee xam d'abord zircon bi mooy lan loo leen di wax. voilà zircon dafa doon alal boo xam ne ci suuf la nekk. comme ni or di nekkee ci suuf comme ni argent ni diamant. voilà donc bii beneen minerai la boo xam ne nit ñi taxuñu ko mi noonu mais dafa nekk alal boo xam ne dañ koy utiliser ci affaire avion dañ koy utiliser ci affaire arme nucléaire dañ koy utiliser ci ay même téléphone application yi ñu am ni yëpp tout ça téléphone yi ñu yor nii yu bees yi lépp lañ koy utiliser dafa nekk loo xam ne valeur la dëgg-dëgg quoi parce que fu ñu ko soxla dafa kawee trop te dafa am doole donc ci suuf leen nekk léegi ci suuf soosu mi ngi nekk suufu géej voilà comme ñun suñu cas bi fii bu Casamance ci suufu géej la nekk gis nga booy dox ci suuf géej ni parfois da nga gis loo xam ne dafay ñuul ba nga defee ne saleté la foo ko gis rek xamal ni trace zircon la donc ci tënk zircon daal dafa nekk alal boo xam ne ci suuf la bokk léegi suuf soosu ngay tibb nga laave pour mun ci génne loo xam ne mun nga nekk zircon mais nekkul zircon rek moo fa nekk dafa bëri ay yeneen produits yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy ànd tuuru zircon daal dañ ko wax pour simplement compréhension waaw mais dafa bëri ay yeneen alal yoo xam ne bokk nañu ak zircon ci suuf soosu. donc mën nañu wax ab koom bu lalu ci suuf la. voilà waaw ci noonu koom bu lalu ci suuf la loolu xeeñ na ñu bëri mën nañ jàppee loolu di xéewal. xéewal googu nag yéen ngeen taxawal collectif. ngeen ne zircon boobu noonu pour ñu exploiter ko ci Casamance àndoo leen ci tey lan moo waral ngeen opposé wu ci loolu. non waxuñu kenn ko exploiter. lu ñu wax dafa leer. waay foofu ñuy bëgg a jël zircon bi dafa jege géej te ñëpp xam nañu ni ci wàllu changement climatique lépp loo xam ne jege na géej war nañu moytu parce que tey suñu mbokki nekk Saint-Louis Ndar gis ngeen géej dégâts yi mu nekk di fay créer ci langue de barbarie moo waral fii mu am ay kuréel yoo xam ne am yooyu nga war a def bala ngay mun a exploiter lu mel noonu comme zircon mooy lu tubaab bi di naan étude d'impact environnemental boobu mooy lan ñu ne alal am na mais bala ngay jël alal boobu war nga saytu aspect yëpp ba nga xam ne jël alal bi warul tax nga lor ñi fa dëkk léegi loolu jàng la laaj étude la laaj étude boobu boo ko defee ba pare mun nañu xool à peu près heure bi ngay jël zircon lii ak lii mun na am lii ak lii mun na am nga ñu jéem la wax lii ak lii nga war a def pour defar loo xam ne yàq nga ko mais léegi bu fekkente ne yow def loo étude nga ñëw nii nga ne yow alal bi nga bëgg rek moo la soxla yow alal bi rek nga séntu jéem loo xool lu arranger population yi ci la ñu ne loolu mënul nekk parce que li ñu war a def defuñu ko boole ci sunu loi dañu ne mënoo ko def bu fekkente ne ñi fa dëkk d'accord ñu fii tam même chose bi gars yi defee ñoom lu ñu tudd étude d'impact te matul étude d'impact population yi maanaam ñi fa dëkk ñoom ñoo lànk ñu ne affaire bi doyuñu bugguñu ko ñu ñëwaat ñaareelu yoon bi gars yi nee leen encore
bëgguñu ko mooy lu ñuy wax ci environnement audience publique yow def nga ñaar audience publique population yi nga xam ne ñoom nga yaakaar ni seen intérêt la ñu ne la ñum bëgguñu nga ne par force dinaa def ba mu jar ministre di bind lettre gouverneur di koy naan fexeel daal ba population yi mën a d'accord ba di jël ay armée pour jéem a jaay doole loolu kenn mësu ko gis fii ci àdduna bu dee dëgg yow tey am na ku ñëw fii ne yéen waa rajo Afia laa bëgg a jàppale mu ne lii ak lii laay def bu dee dëgg seen intérêt gis ngeen ci seen bopp du ngeen bañ mais ngeen ñëw neen nit ki jàppale bu ñu bëgg a jàppale fii Afia suur nañu mu ne léegi suur ngeen wala suur le par force dina am loolu moom du yéene bu baax donc affaire bi foofu la dem ñun lu ñu wax mooy balaa ñuy xalaat exploiter nañu seetaat aussi loo xam ne mooy nekk intérêt population ci seen dëkkuwaay mooy nekk intérêt population mooy nekk intérêt Sénégal boobu tant que defuñu ko ñoo lànk ñoo bañ projet bi kenn ko exécuté. ah donc yéen di nga jàppale daal projet boobu noonu exploitation zircon bi foofu ci Casamance dafa war a indil askan wi ay jafe-jafe ci jafe-jafe yooyu tamit bokk na ci surtout wàllum environnement exploitation zircon boobu noonu permis d'exploiter bi ndax mun nga ñu wax depuis kañ la daté. voilà affaire bi nii la demee pour zircon bi boobu yàgg na bii gars yi xamee ni am na zircon balaa ñuy am suñu indépendance mooy ci ay années 1920 déjà xamoon nañu ni zircon am na côté boobu mais pour loo xam ne moo ñu gën a jege ni 2004 ci la gars yi am lu ñuy wax permis d'exploration mooy kayit bu lay may pour nga seet lan moo am ak lan moo amul est-ce que jar na ko ak valeur bi ak volume bi mais permis bu ñu leen jox dafa am doole dañu leen ko jox pour tout le littoral Casamance c'est-à-dire que jógee Niafran mooy département bu Bignona jëlee ko noonu ba Oussouye Cap Skirring Diembéring donc boobu mooy permis exploration donc boobu kayit moo lay permettre nga seet léegi boo seetee ba pare nga ñëw jàkkaarloo ak koo xam ne moo la jox kayit bi nga ne ko seet naa ba seet affaire bi mat na baax na donc vraiment nag su ma sañoon li nekk fii valeur la donc war naa ko mën a exploiter léegi nag pour dugg ci exploitation ci la yeneen conditions yi di ñëw dañu ne ah comme da nga war a exploiter te yow par exemple pour ñun cas bu ñuy wax ne fi nga war a exploiter ay nit ñoo fa dëkk ay tool ñoo fa nekk ay activités économiques comme tourisme ñoo fa nekk mu am ay hôtel ay mangrove ñoo fa nekk boole ci fu ñu war a jaarale projet bi benn dune de sable moo fa nekk te dune de sable ñëpp xam nañu importance parce que dune de sable boobu moo tax ndoxu géej bi mënul avancer moo ko freiné mangrove bi tam ñëpp xam nañu importance mangrove parce que mangrove mooy may jigéen ñi ñu am ay activité mangrove ci boppam day lutter contre érosion côtière mangrove ci boppam am na fonction capter CO2 mooy gaz carbonique par rapport effet changement climatique donc am na fonction biologique ak fonction yu bëre yoo xam ne moom lay jouer dune bi si suuf dune toujours foofu la ndox mi di nekk ndox pour naan ndox mooy lu ñuy wax eau douce léegi yow bu fekkee ne projet bi buy ñëw affaire yooyu yëpp am na war nañu seet ba xam sa projet bi nan lay demee ak ndox mi or ñii seen projet bi xam nga nan lay demee dafa nekk projet boo xam ne dafay soxla trop ndox te heure bu ñu nee ni département bi ñu ne am nañu gën a soxla ndox que projet bi xanaa yow intérêt australien warul nekk ci kaw intérêt population yi ku jotul am possibilité jox ndox à toute ta population mais am nga fi ndox boo xam ne moom nga bëgg a permettre ñu pomper pour simplement ay industrie ñu ne ndox mi bu projet bi demee nii ndox mi mooy am problème parce que gars yi dañuy xëcc ndox bu douce bi ba finalement xorom si mooy ñëw dugg ci nappe bi donc nappe bi day ñëw nekk nappe bu salé mangrove bi tam boo ne da nga koy dagg rey nga lu ñuy wax biodiversité. Enfin ci kaw espace boobu ñuy exploité am na ay tool yooyu yëpp moom la nit ñi di dundee nga war a ñëw génne ci yooyu yëpp en un mot daal dafa nekk loo xam ne day ñëw détruire lu bëre te nekkul pour intérêt Sénégal pour intérêt ay nit yoo xam ne ay Australie la ñu dëkk te ñun Afrique war nañu seetal sax loolu quoi ku ñëw rek ne woy comme da nga pauvre fi nga toog am na alal jógal ma jël alal bi après dinaa seet ni ma la jox man ma yóbbu ko et cetera tout et tout donc loolu la donc te fu mu ne nii Casamance projet bi bu amee fu ñuy béy noonu te ñun ñu koy wax faro mooy les rizières yooyu day nekk xorom ndox mi nekk ci xorom dune bi dem donc avancé
ndox mi ñëw changement climatique kii bi montée des eaux de pluie bi ñëw tool yi fa nekk yëpp ñu jël génne leen yooyu yëpp ay nit ñooy ñëw nekk ay nit yu rafle ci ngay gis sax ay nit yu dof parce que da ngay toog fi ñu ne kii moo amoon fii alal toolam moo nekkoon fii nangu nañu toolam am na lu ñu ko indemniser mais lu ñu ko indemniser matul sax pour mu amaat beneen tool famille bi yëpp tas kooku pratiquement tas dëkk day yàq dëkk donc loolu moo tax ñun ñu jóg ne lépp loo xam ne day ñëw pour créer njaaxum daf ko jarul loolu moo justifié donc ñun suñu opposition ci projet bi mais jour bu projet bi di am étude d'impact bu jaar yoon population bi dina apprécier bu boobaa mun na am ñu changer position mais étude d'impact moo amul li am ci étude d'impact te doy ñu lan moo ko waral australien si boppam moo def étude bi pour ne baax na mooy comme yow tey Sénégal dafa war a jouer contre Cap-Vert semaine prochaine. yow yaay capitaine équipe bi bu Sénégal mais yow yaay arbitre yaa war a siffler penalty yaa war a homologuer résultat waaw ngay jouer contre Cap-Vert après match bi jeex nga ne non 2-0 man maa homologué et cetera est-ce que nit dina la jël au sérieux wala ma jox la beneen exemple ñu ne léegi dañuy def concours pour les meilleures radios communautaires nga ñëw nga ne rajo Afia mooy premier mais yow yaay directeur rajo Afia mais yow yaa def délibération nga ne rajo Afia moo am 20 points ñeneen ñi 17 10 16 même bu dee amul loi bu la teree def loolu mais xam nga ni kenn ko téye comme yëfu maana léegi bu dee yow wóolu nga sa bopp dëgg-dëgg nii yow tu es bon da nga war a nangu quelqu'un de neutre quelqu'un de indépendant ku indépendant mu ñëw dafa leen comme football ñaar ñi ñooy joué mu am keneen koo xam ne bokkul ci ñaar équipe yi mooy ñëw def arbitrage du loolu la ñu xam mais fii ñoom ñu ne loolu du am ñoom ñooy nekk seen arbitre bopp xam nga ni yëfu caaxaan la lan la ñuy nëbbu ñu loolu la ñu demandé ñu ne yéen mën nañ nekk juge et partie jël leen quelqu'un d'indépendant mu ñëw def étude d'impact bi affaire bi leer soo bañee dafa mel ni am na looy nëbbu te nëbbu bi mooy lii affaire bi jaaxum kese lay créé gis nga booy dem yoonu Thiès ay carrières yu rëy ngay gis yu mel noonu bala carrière yu di am amul lu ñu wax lu neex ci këyit dañu ne noonu lii la dañuy delloo suuf si dañuy def lii su gars yi pare si seen alal dem nañu seen ñoo jeex na parce que tubaab moo respecté wu nit ku ñuul te léegi am nañu fi ay pion yoo xam ne yërëm naa leen jaral na leen lu nekk si ñooñu la tubaab bi di jaar pour toj suñu dëkk dem seen yoon kooku tam lu ñu war a seetaat la. waaw souvent gis nañu également honorable député Abdou Sané que ni parfois suñu njiit yi bu ñu jël ay décisions du ñu impliqué ñi xamante ne ñoom ñooy les personnes concernées directement loolu souvent dafay indi ay gàllankoor ci diggante population yi surtout ak ñi xamante ne ñoom ñooy suñu njiit yi mais. par rapport ak li nga xamante ne moom moo jëm ci permis bi bu ñu ko doon délivrer est-ce que à l'époque amoon na par exemple ay autorités casamançaises yi nga xamante ne xëj na jàpp ngeen ñoom impliqué woon nañ leen pour exploitation zircon bi. dara gars yi dañuy nëbbatu suñu koy réglé parce que léegi loolu lépp lan la ger du xam nga luy ger. ger rek moo am. la corruption ñooñu pour ñoom fii ku am xaalis loo soxla di nga ko am buntu boo fëgg dañu ubbi ger kese moo am même fii nii noonu la. di maye fii ay daayra di jàppale fii ASC di naan kii kaay ma jox la lii ay 50 000 francs ay 10 000 francs et cetera jaral na leen lu ne parce que ay nit la ñu yoo xam ne gëm ñu yàlla ragal ñu yàlla lu ñu gëm mooy lan alal kese yàlla fa la ñu ko teg alal la ñu jiital ba nga xam ne gëm ñu dara dañuy ger di geraate da ngay nekk yow tey ministre suñ la mënee ger ñu ger la moo indi exploitation minière bu mu amee Sénégal ba léegi état amu ci dara état moo amul dara mais courtier yi ak intermédiaires yi ak ñii di nangu ñu leen di ger bul xool kër yu bëri yi ngay gis fii nii Dakar nga yeewu ni chaque matin ay kër 300 millions 200 millions nga def ne fan la jógee kan mooy liggéey fii loo xam ne mën nga ko feeweeku mais li di jaar si suuf rek doo ko fekkee doo ko dëkk ci ger ñoom ci ger la ñu dëkk yow tey suñu xamoon ni mën nga leen jàppale rapidement ñu ñëw fii sa émission rajo bu bees ngay am kon dañu lay ger bu fekkee sa wax mën na tax ñoom ñu mën a exploiter suba seen affaire am nga ay milliards kooku man maa la ko wax fu ñu dem xaalis li ñuy ànd moo tax kenn amatul jàmm da ngay dem fële ci village yi ñu naan la wéy lii ak lii dinaa la defal lii dinaa la defal lii suñu ne kii réy na Lamine rek ñu ne nañu seet fu ñu jaar ak moom mais yàlla moo def ci réew boo gis am na ay bañkat am na ñoo xam ne dañu gëm yàlla ragal yàlla fonk seen morom nit ñooñu du xaalis moo mën a tax ñu changer idée man ci groupe boobu laa bëgg a bokk.